benn waxtu jot na ba toftal ñeenti simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ci gën a fës Cody Ndiaye député bu diaspora bi la ñu ngi ñaawlu nag daal fantasiro gi dox diggante yenn ci sunu way takk der ak ñooñi MFDC moom député bi nag la mu xamle rek daal mooy nguur ak Sénégal war naa gaaw indi ci ay saafara lu ko mooy rek mbir mi mën naa dem ba ëppi loxo direction général bu douane ba fay ca bët gànnaar réew mi def na liggéey bu mucc ayib du samay kàddu nee ñu ñoom ñoo xamle li ni mel ndaxte bi ñu xoolee atum 2021 ba def taxaw seetlu bi li ñu liggéey ci koppar toll na ci juróom-ñetti milliards yu toftal ñetti téeméeri millions ca yooyu jamono ñoom te way takk der ya nekk ca brigade yu Caajaay Sanjara jàpp Fissel teg nañ loxo lu am solo ci wàllum sinébar bi ñu ko xayma mi ngi toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci kilogramme yu sinébar bi di chanvre indien wala yamba di ngeen dégg ci biir xibaar yi lieutenant colonel Abdoulaye Diop président Macky Sall àdduna ci élection yi nu génn moom nag démb ca palais ba da doon dalal imam ak ulema yu Sénégal ngir waxtaane ci loi boobu ñu bëggoon ngir gën a dëgëral daan yi nit ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee borom ñaari tur yi président Macky Sall moom ne lu jëm ci élection yi ñu génn da ci am beneen jàng ndax ne ci ñeent fukk ak juróom-benn ci département yi résultat yi nag la mu wane ne ñoom daal ñoo jël la ca ëpp maanaam téeméer boo jël juróom-ñett fukk ya ca yooyu jamono Thiès maire bu bees ba docteur Babacar Diop la mu mel ni ba ñu demee ca ñi nga xam ne ñoom ñooy commission bi toppatoo lépp lu jëm ci vote yi génne nañu résultat yi li mu wane nee na Babacar Diop moo maire ab Thiès bu bees Yewwi Askan Wi itam daanaka am nañ fa taxawaay mucc ayib ndax commune bu Thiès Est ñoo ko gagné commune yi itam bu Thiès Nord ñoo ko gagné kañu fa teg di Biram Souleye Diop mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir du ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetloo ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaar diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy dooree ak nanu ko junjee ak député bu diaspora bi moom daanaka ñaawlu na fitna wala fantasiro gi dox diggante way takk der yu Sénégal ak ñooñi MFDC muy rek coow li nga xam ne dafa judd rek muy takk der yi nga xam ne dañoo réer te nu joxoñ baaraamu tuuma na way fipp yi bootu ci MFDC ñoo leen teg loxo lu ci mën a am Cody Ndiaye mi ngi sàkku ci nguur ak Sénégal mu gaaw indi ci ay saafara lu ko may mbir mi mën naa ëppi loxo ñu teewlu ko kaddu yi Pape Mbaye Diaw ak Faly Gueye ñoo ko taataan. dox diggante militaire Sénégal accrochage yi nga xamante ni nag moo dox diggante militaire sénégalais yi ak ay éléments yu MFDC ki nga xamante ni moo di député de la diaspora sénégalaise di ko naqarlu mu basé wu fële ca Gambie Cody Ndiaye di sàkku ci nguur gi mu wut ay solution ci nu mu gën a gaawee. bon li may wax état mooy mu taxaw fermement parce que militaires yi suñu doom lañu suñu rakk lañu suñu jërbaat lañu suñu papa lañu suñu mag lañu donc lu leen laal nañu. waaw xam nga loolu. yaakaar naa nañ ci def li ñu war a def. waaye man daal li ma gis. gannaaw gi naa am na bu amee nañu seet lan moo tax mu ñëw. waaw ñu ubbi waxtaan. ci geneen boor coup d'état yi nga xamante ni nag jamono ji gis nañ ne bari na lool ci zone CEDEAO bi Cody Ndiaye di xamle ne moom ànd na ci dogal yi nga xamante ni moom la waa CEDEAO di jël moom bëgg-bëggam rek mooy fépp fu coup d'état am civil yi daal di ñëwaat gérer nguur gi. waaw xam nga gannaaw Mali dafa bokk ci CEDEAO lépp loo xam ne CEDEAO daf ko wax rek loolu laa wax. lu militaire dafa ñëwul pour doon président. ñu bàyyi nguur gi jox ko civil yi loolu laa gis. Burkina aussi la fa xew ma ñaawlu ko. parce que coup d'état moom dafa bokkul ci démocratie. coup d'état ñaaw na rafetul te ñëpp a ko war a dàq. CEDEAO mooy ñu taxaw ferme pour ñu delloo nguur gi. député bu diaspora bi nga xamante ni nag dafa dellu si waatan fële ca ngin gi neew ci élection locale yi ngir dooleel candidat Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ni ñoo fa doon jongante Cody Ndiaye di rafetlu résultat yi nga xamante ni coalition Benno Bokk Yaakaar am na ko foofu ci. Pape Mbaye Diaw ñu jaajëfal ko bu baax moom Cody nag kàddu yi mi ngi ko yëkkatee ca dëkk bu ñu naan gengi neew tukkib nemmeeku ba mu fa amal
ñu wéyal xibaar yi wax itam ci beneen ponk bu ñu leen junjoon muy direction générale des douanes ba nekk ci bët gànnaar réew mi ne ñu bu ñu defee taxaw seetlu ci atum 2021 liggéey bu mucc ayib lañ fa def ndax ne bi ñu xayma li ñu fa liggéey ci koppar mu aju ci taxe yeeg liquidation des droits ak yu ni mel daal koppar yi àgg na ci juróom-ñetti milliards yu toftal ñetti téeméeri millions lu jëm itam ci yamba cigarette ak itam leneen lu ñu fay aaye tegees na ko fa loxo Ousseynou Diop defal ñu taxaw seetlu ci seen liggéey. douane yi nekk ci bët gànnaaru réew bi ci atum 2021 bi ay résultats yu mucc ayib la ñu daal di def ci wàllu liquidation ak ay droits taxes yi nga xamante ni daan nañ koy am toll na ci juróom-ñaari milliards yu teg bu fekkee ni itam lii di recette contentieuse yi loolee mi ngi toll ci juróomi téeméer ak juróom ci ay millions. douane bi nekk ci bët gànnaar réew mi daal di ëmb Louga Saint-Louis ak Matam dugal nañ ci gafaki réew mi lu toll ci juróom-ñetti milliards ak ñetti téeméer ci ay millions. bureau bu Rosso bokk ci bureau yi nga xamante ni ñoo gën a njaxlaf ci mbir mi ndaxte foofee dem ak dikk bi dafa gën a tar recette yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko mu daal di jógee ci bureau bu ni mel toll na ci juróom-ñaari milliards ak juróomi téeméeri millions. buñ ko xayma ci la ñu dugal ca gafak réew mi téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya fa la bàyyeekoo. bu fekkee la ñu jàpp ci ñay def mbuxum ak la ñu mel loolee toll na ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay millions ñu jàpp ci nag ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay chanvre indien ay médicaments ak produits vétérinaires cigarettes yoo xamante ni dañ ko defaree baaxul waaye tamit ay sachet plastique. aywa Ousseynou ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy lu jëm ci yàmba ju takku ju ñu teg loxo foofee ca diwaanu Mbour moom nag mooy bu ñu dippee indien bi ñu ne nag way takk der ya nekk ca brigade yu Caajaay Sanjara jàpp Fissel Mbadaan ñoo amal liggéey bu mucc ayib ba tax na bëccëgu fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier bi ñu nekk ci la ñu teg loxo foofee ca Sessène foo xam ne daal dañoo gis ne Samba Boy yi fa lañ la doon jaarale. lu ëpp ci seen liggéey boobilee ñoom nag gendarme yi teg nañu loxo ñaari doom yi aadama waaye itam jàpp nañu lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci kilogramme bu yamba ñu teewlu lieutenant colonel Abdoulaye Diop. information bu ñu jotoon bu wóor si ne am na ñi nga xam ne dañuy yëngu si mbilum sinébar drogue côté Sandiara bi ma yëgee loolu nag ma jël waa Sandiara brigade bu Fissel ak brigade bu Caajaay ñu mën a benn opération bu jéggi dayoo si guddi 16 ba le 17 janvier ñu njëkk a jàpp benn charrette bu yeboon 113 kilos de chanvre indien si ñetti colis ñetti saak yu mag bi ñu leen jàppee boobu guddi woon na bii fajar gi di waaju jot ñu delluwaat foofu si leen gisaat yeneen ñaari charrette ak juróom benn saak yi nga xam ne biñ ko calculer lépp mi ngi nekkoon 211 kilogrammes de chanvre indien suñu boolee lépp si 9 colis yooyu muy 9 sacs yooyu mi ngi nekk 324 kilogrammes drogue loolu lu bëri la am na ñaar nit ñi nga xam ne jàpp nañ leen ba jébbal nañ leen procureur moo tax may ñaax population bi ku si nekk si benn quartier wala nga nekk si ay diiwaan gis ñuy def naka su dul noonu si wàllu drogue si wàllu cybercriminalité dañ leen di ñaax rek ngeen jox ñu information yooyu bés boolu ñu ko joxee dinañ def suñu liggéey te dina tax lépp luy mbirum drogue ñu xeex ko loolu laa amoon pour wax leen ko di leen gërëm di leen sant seen teexaarlu. ñu wax ci leneen muy président Macky Sall mi nga xam ne tey jii ci aljuma ji nee ñu dina bàyyeekoo fii ci Ndakaaru wutali réew mu ñu naan Égypte muy nag liggéey boo xam ne daal da ko sóobu rek ngir gën a feddali kóllëre wala bokk xaritoo bi dox diggante ñaari réew yooyu ñuy xaar itam ñu xaatim ay accords yoo xam ne Sénégal ak itam Égypte dina ci gis seen bopp. ñu des ba tey ak njiitu réew bu Sénégal mu àddu ci élection yi fi génn moom la mu gis rek mooy ñeent fukk ak juróom-benn département yi nekk ci réew mi daanaka ñoom ne ñamu àndal muy waa Bennoo seen collectivité yi maanaam gox yeeg gox-goxaan yi ñoo jël raw gàddu gu ëpp du ma ci sori président Macky Sall la ñuy teewlu ci micro suñu naataangaw yu RTS. sant yàlla itam bu baax nag te nag yàlla mooy joxe nguur keneen joxewu ko. ko jaarale nag si nit ñi Sénégal nag maa ngi leen di sant d'abord ci élection yi ñu génn élection yu rafet si niñ ko organiser élection yu rafet si niñ ko doxale peuple bi yëpp jóg na woote ji ci jàmm ak salaam ñu xëy ba ñu joxee résultat yi itam
ku ne xam na la nga am ndax Sénégal dañu dépassé fu ñuy sàcc ay élection ñun ñi ci gouvernement bi la nga xam ne gañewuñ ko déggu leen ñu contesté loolu opposition bi tam la ñu gañe félicité nañ leen ci ndax loolu mooy politique mooy démocratie man nag dama ne maa ngi santaat bu baax ndax majorité bi ma bàyyi fii ci bopp réew mi dafa changé gul ba tey te bu fekkee Sénégal ci ñeent fukki département ak juróom-benn waxtu wi may wax ak yéen résultat provisoire yi jox nañu fanweer ak juróom-benn ba fanweer ak juróom-ñaar ñeent fukk ak juróom-benn loolu c'est plus de 80%. kon kay li ma gañewul mooy li ma amuloon Ndakaaru man gañewu ma ko mosuma ko gañe ci wàllu mairie ba ma fi nekkee président bi tey Ziguinchor mosuma ko gañe Abdoulaye Baldé moo fa newoon Thiès Idrissa Seck moo fa newoon Mbacké mosuma ko gañe waa PDS ñoo fa newoon kon loolu bu tey ñu confirmé waat loolu gañewu ma ko loolu amul dara lu muy yàq ci suñu liggéey laa bëgg a xamante. Président Macky Sall doon dalal imam ak ulema yu Sénégal ñu doon waxtaanee lu jëm ci mbiram ñaari tur yi ak dàq ganu dàq daal loi ba nga xam ne ñenn ñi bëggoon nañ ko maanaam ñu gën a taral daan yi tege seen kaw lu ci mën a am ñuy jaajëfal bu baax suñu naataango yu RTS ñoo ñu baaxee extrait boo bile. ñu des ba tey ci élection yooyu mu junj dem ci diwaanu Thiès xam ngeen ne Thiès docteur Babacar Diop mooy maire bu bees ba ndax résultat yi nga xam ne commission de recensement des votes fësal na ko moom moo ca jiitu mu bokk ci Yewwi Askan Wi ñoom Yewwi Askan Wi itam yamuñu rek ci maire yi boobile ndaxte lu jëm itam ci commune bu Thiès Est ñoo ko gagné ak maître Ousmane Diagne Thiès Nord ak Biram Souley Diop ñu dem ca diwaanu Thiès Cheikh Anta Diop ma nga ci tribunal ba di xaar ñu dëggal résultat yi ñu fi waxagum Cheikh Anta ginnaaw bi ñu la nuyoo àndalaat nga ñu mën a baaxewaat ci xibaar. kon ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci buntu tribunal départemental bu Thiès di xaarandi résultat yi ndaxte li nga xamante ne moom lañ jot comme tendance gis nañu Yewwi Askan Wi moom moo jël mairie ville jël commune est ouest ak nord waaye nag Benno Bokk Yaakaar ki nga xamante ne moom mooy Pape Siré Dia nekkoon tête de liste bi moom moo jël département bi ñu jàpp ne nag département bi Benno Bokk Yaakaar moom moo ko gagné Siré Dia mi nga xamante moom moo nekkoon directeur poste nekk PCA bu LONASE moom moo jiitu moom moo nekk tey jii nag président mi nga xamante ne moom moo jiite conseil départemental waaye nag lu jëm ci wàllu résultat yi ki nga xam ne mooy Mbaye Samb ñëpp xam ko muy analyse politique bu mag nekk nag fi nga xamante mooy journal L'As di def rek benn njàngat ci configuration politique bu fekkee ne yëf yi noonu la tëddee Mbaye Samb. waaw xam nga Cheikh comme ni nga ko waxee affaire bi ni ñu ko gisee nii résultat yi dafay acté rek li nga xam ni moom nga wax léegi mais mbir mi moom leer na ni Yewwi léegi gagné na dëkk bi gagné na ñetti communes yi gagné na ville comme ni nga ko waxee aussi forcément beneen taxawaayu politique dafay am beneen configuration politique gis nga Benno Bokk Yaakaar ni ma ko yàggoon a wax coalition bi la boo xam ni dañ koo dynamité de l'intérieur te ñoom ci seen bopp ñoo ko dynamité de l'intérieur li ko waral nag mooy investiture yi ci wàllum reconfiguration boo seetloo résultat yi ci Thierno Alassane Sall moo jël deuxième ci ville Benno Bokk Yaakaar jël fa troisième xam nga kooku mi ngi commencé di nekk réalité politique te moom li nga xam ni moom lay wax askan wi mooy les valeurs mu wane ne nag mel ni ñu ngi koy adopté ndànk-ndànk boo jëlee Thiès Ouest aussi moom moo fa jël deuxième xam nga kooku mi ngi nekk réalité politique kon nag am na taxawaay bu xam boo xam bu ko nekk bu ko kiyee day daal di jouer rôle bu mag ci configuration politique ci wàllum Benno Bokk Yaakaar ku mel ni Abdoulaye Dieye ku nekk dégg na ko bien que nag moo mujj jël troisième au niveau de Thiès Est mais moom aussi ci enjeu yi nga xam ne mooy ñëw parce que bu ñu fàtte ni législative mi ngi ñëw te législative boobu xeex bu metti lay doon pour leader yi mën a taxaw pour mën a laaj li nga xam ni mooy seen cër kon nag moom aussi dina jouer ci rôle bu mag a mag biir Benno Bokk Yaakaar nag pour man ñoom ñëpp léegi ils sont sur la même ligne de départ léegi nag kenn ku ne sa cër yaa koy xeexale sa bopp ci terrain bi ba jëlaat sa cër politique bi nga xam ni moom nga am ici à la base ñoom ñëpp ñoo yem boo demee nord ay Seynabou Ndiéguène nag ñoom ñëpp ay Malay Diop ak ñoom ñëpp ñoo yem à l'est aussi la même chose kon nag xeex bu métti lay doon reconfiguration politique boo xam ni seen nañ les premiers dessins mais kenn xamagul na muy tuddee ndax dafa am ay forces politiques yu bees yoo xam ni ñu ngi fi woon bu yàgg mais su ñu ñëw ci élection yi kenn foogu leen fa te taxaw nañ taxawaay boo xam ni reconfiguration bi forcément ñoom dinañ ci am seen cër
waaw kon dégg ngeen li analyse bi nga xamante ne Mbaye Samb bu laas def na ko ku xam-xamam màcc ci wàllu politique rawatina fii ci département bu Thiès kon nag dinañ jox dig daje ci kanam tuuti rek bu fekkee ne taf nañu résultat yi xayma yi ak pourcentage yi dinañ leen ko jotali ci TFM. Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko mu ñuy toppal loolee yëpp ñu dem itam ca diwaanu Bawal foofee ca Njaareem moom it Benno Bokk Yaakaar dafa ñàkk commune ba ñàkk itam département ba ndax jëwriñ benn jëwriñ ak itam ki jiite kurus ñoom ñëpp dañu leen faa duma ca seen diwaan Bambey itam coalition présidentielle yaakaar dañoo ñàkk commune ba waaye département ba am nañu fa dara Babacar Diouf la ñuy àndal ci taxaw seetlu bi. bi ñu doon fal résultat yi jóge ci urne yi ginnaaw bi ñu doon fal njiitu bokk moomeel bu commune bu Bambey Yewwi Askan Wi la jox bopp coalition boobu de am na 2446 voix tegu ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak 2337 xob li ñu fekk seen bulletin ki ci topp nag moo di coalition bu bees bi di gox yu bees ak 915 voix département bi nag coalition Benno Bokk Yaakaar moom moo jël ndam li ci faluk njiitu conseil départemental bi am na 22400 voix tegu ci coalition Yewwi Askan Wi ak 17651 voix coalition Wallu Sénégal moom moo jël ñetteelu place bi ak 13499 voix fi ñu toll nii nag ci jongante bi coalition Benno Bokk Yaakaar xalaatu benn yoon ñàkk li nga xamante ni mooy mairie bu Bambey am na nag ay xibaar yu ñuy won ne am na benn bataaxal bu nu bind pour wane ne yenn procès-verbaux yi nga xam ne ñoo tukkee ci lieu de vote yi baaxul te dañ ko war a annuler ci département bu Diourbel nag Benno Bokk Yaakaar dañ ko faa dóor ba mu ne nem ndaxte ci commune bi ak ci département bi ñaar yépp la ñàkk ministre Dame Diop wala sax directeur bu CROUS bi nga xamante ni moo di Moustapha Guèye mënuñu woon a dékku dooley wàllu Sénégal dañ leen a dóor ci commune Diourbel dóor leen tamit ci conseil départemental bi ñu wàññee xob yi ci conseil départemental bi ki nga xamante ni moom moo fi nekkoon ministre ci jamonoy Abdoulaye Wade di Khadim Gueye moom moo jëlaat ndam li ak coalition Wallu Sénégal moom am na 28277 voix tegu ci directeur bu CROUS bi nga xamante ni moo di Moustapha Guèye bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak 27513 voix. Babacar Diouf waa Benno Bokk Yaakaar foofee dañ leen faa duma ca diwaanu Njàmbur moom lu aju ca département ba ñoom Benno Bokk Yaakaar ñoo fa jiitu ak ki nga xam ne mooy Mamadou Mbéri Sylla moom itam sax def na ab caravane ngir dellu siwaat ci lu ni mel ca Njàmbur Thierno Fall lañ fay fekki. impression mooy li mu wax rek gërëm le président de la République monsieur Macky Sall ci confiance bi mu am ci man ba jiital ma ci département bi ba résultat bu mel nii 50 000 yu manqué wadd ci département bi donc dañuy gërëm président ci confiance boobu malgré lu ma def ci département bi ñëpp rafetlu ko lii waaj a ñëw mooy dax parce que am na benn usine d'aliments de bétail bu ñu war a teg dans le département am nañu benn projet agricole bu 700 millions boo xamante ne on remercie le maire de Nguène Sarr on a déjà eu le terrain foofu y a plus de 300 jeunes yu fa mën liggéey bari na ay perspectives yu ñu war a def présentement nii on a 5 branchements d'eau yu ma fay ba pare yu nekk S2 ci yu jëm ci département bi donc daanu fexewaat ba dolliwaat ko ba fu amul ndox mi àgg fa fu courant bi àgguloon ñu fexe mu àgg fa donc jàpp naan deuxième mandat bi daal liggéey bi dina gën a rafet dana gën a neex. aywa ñu dem ci nataal bi ñu jagleel ko nag docteur Omar Cissé moom mooy maire Tëngéej bu bees moom nag ki gàttal daal ingénieur la polytechnicien lu jëm ci wàllum génie civil ak alam gi ci la xam-xamam màcc muy xaatim itam téere di fàttali rek ne Omar Cissé moomu professeur la ca département bu environnement université Léopold Sédar Senghor ca Alexandrie ca réew mu ñu naan Égypte Ibou Diouf la ñu àndal ci nataal bi moom it mu ànd ak Pape Sangone Mbaye ci caméra bi. ñu xam ko bu baax a baax ci wàllu gëstu fii ci réew mi ku ñu ràññee la ci université yi mu yëngu tamit ci lépp luy laale mbiru environnement loolee nag da ko sopp lool kii nga xamante ne mooy maire bu bees bi nga xamante ne moo gagné ville de Rufisque moom tamit ne lépp lu soxal alam bi ak gestion urbaine te ciy dugal loxoom. taxawaayu commune yi. gis nga réew yi jëm kanam bu ñi bëgg a gérer seeni gox-goxat commune dafay am doole gu mat sëkk ci xam-xam ci ay pexe ci alal loolu lañu gisul suñu réew yi. docteur Oumar Cissé mooy président mouvement Vision Rufisque
mu nekkoon tamit tête de file bu coalition Yewwi Askan Wi foofee ca Tëngéej moom nag beneen gis-gis la am ni ñu yore maire yi. réew yi jëm kanam bu ñi bëgg a gérer seeni gox-goxat commune dafay am doole gu mat sëkk ci xam-xam ci ay pexe ci alal loolu lañ gisul suñu réew yi. docteur Oumar Cissé ci fàttali rek ingénieur polytechnicien du génie civil la environnementaliste la tamit ak docteur en aménagement sax bokk na ci li nga xamante ne am na place bu mucc ayib ci plan bi mu fas yéene doxal. mais plan bala moo gën a am solo askan seen bopp xam lu plan bi wund te léegi am nañ ay pexe ci plan yooyu maanaam nu ñuy defaree carte sax mën nañ ci bokk ak askan bi wala nañ ko fii wala nañ fii naka la ñuy mën a bokk ak askan bi nu ñuy defaree carte ba ñu xam ni fii du bërëbu dëkkuwaay fii bërëbu àll la fii lii la fii loolu yëpp dafa bokk ci. ci dëkkam di Tëngéej mu àndoon ak waa Yewwi Askan Wi jiite coalition boobu docteur Oumar Cissé nag moo jël ndam li foofu gannaaw bu mu amee lu toll ci 10,000 baat ki nga xamante ne jàngalekat la foofee ca université Senghor d'Alexandrie nekk ca Égypte ne nag programme am ci juróom-benni pàcc la ko fas yéene ak juróom fukki action ak juróom-ñeent yoo xamante ne fas na ko yéene doxal foofee ca Rufisque lim ci soxla nag tollu ci juróom-ñeent fukki milliards ak juróom ci suñu xaalis. Ibou Diouf ñu jaajëfal ko bu baax yegg si nañ ci ponk bu mujj bi ci yenn kaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall mel na ne kuy bëgg a sonn ci waxi ngóor jigéen ci réew mi li koy firndeel l'observateur nee nañu moo di li mu ci waxaat démb ubbil yéenekaay bi moom président de la république da doon dalal démb kuréel gi ëmb imaam ak ulema yi ci réew mi mu di génnam gu njëkk goog def na ko bi ñu génnee ci élection locale yi ak léegi te am ñu jàpp ne waxi daganal ak ngóor jigéen gi ñuy ruumandaat ci réew mi bokk na ci li tax ñu bari ci askan wi wàccu leen ci fu bari ci réew mi Macky Sall dellu fa fàttali association des imams et oulémas du Sénégal ni mbirum acte contre nature mu di ay ngóor jigéen ak lu ni xeeto li ci loi Sénégal wax dafa leer nañu ko ti faaxaan ci réew mi mu teg ci féddali la mu ca waxoon moom Macky Sall mu di li fekk maa ngi doon président bu Sénégal ak ngóor jigéen du ma sa dagan ci réew mi mu ne leen it ñi ciy wër di wax bu ñu ko teguloon ci wàllu politique kon lu may neex lay doon waaye li ñu jël wax ji di ko politique ba mu jaral leen ñuy dem ci ay kilifa diine ci réew mi di fa sos ak a kàcc loolee la xel nangul ñu nangoo ci xët mu njëkku la Sénégal kàdduy président Macky Sall yu mu wax démb ca ndaje mag association imam ak ulema du Sénégal Macky Sall nee na waxi daganal ak ngóor jigéen ci réew mi du ordre du jour Soleil national dolli ñu ci li ci président national teg mu di li fekk maa ngi jiite Sénégal ak ngóor jigéen kenn du ko fi dépénaliser léegi ko nañu coowal ngóor jigéen ci réew mi Macky Sall yàbbi na ci ay dëggam yu weex xat nee na su ma gisee ñu naan ay imaam lañu ak ñu naan ay niti diine lañu nekk fii ci réew mi di wër di wax lu amul dem sax ba bu ñuy def seeni xutba ginnaaw jullit àjjuma di jël ay tuuma di ko gàll ci ndoddal gouvernement bi baa ñu koy gàll ci kaw assemblée nationale loolee mbir mu garaaw la mbir la mu xel mënu tanango mu ne coow li dañu cee war a pare ndax amul place ci xutba yi ñi yëkkati coow li di waa ànd sàmm jikko yi seen njiit Ababacar Pouy mi ngi koy tontu moom Macky Sall ci l'Observateur yéenekaay bi Ababacar Pouy nee na Macky Sall waxi naqa saxandang lay wax li muy wax waxi boppam la te moom Macky Sall du moom mooy luwab Sénégal mu ne bu ko tollee noone am na ay service politique na leen yebal ci télé yeeg rajo yi ñu dem leerali fa position Sénégal ci wàllu ngóor jigéen l'Observateur nañu président Macky Sall leneen lu mu ñaawlu ci wax ji bokk na ci li ñu bàyyi ba toll ci élection ñuy soog a sulu coow li coowal élection locale yooyu it Le Quotidien nee nañu moom Macky Sall wax na ci démb ba def dépouillement boppam nee na pertuñu élection yi ne diiwaan yi mu gañewul ay diiwaan la yoo xam ne musu faa gañe muy Ndakaaru muy Kees ndax Idrissa Seck fa nekkoon muy Ziguinchor ndax Abdoulaye Baldé fa newoon muy Mbacké ndax waa Parti démocratique Sénégal ñoo fa newoon nee nit suñu majorité bi ma nga fa mu newoon ba léegi suñuy résultat wane nañu ne ci ñeen fukki département ak juróom-benn yi nekk ci réew mi bu ñu doon téeméer la juróom-ñett fukki yëpp maanaam 80% ci résultat yi mi ngi ci suñuy loxo journal bi dolli ñu ci ne commission départementale recensement wote bu Ndakaaru joxe na ay résultats am ci fukki commune ak juróom-ñeent yi nekk ci Ndakaaru waaye Yewwi Askan Wi ñoo gañi fukki ak ñaar ca Médina Cheikh Ahmed Tidiane Ba ma fa doon misilu Pepe Fall di Bamba Fall tulli na ko ba mu ànd ak ñoñam di bërëngu li waay Yewwi Askan Wi wan waa Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru libération massacre la ko tudde Sud Quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne waa Yewwi Askan Wi suul nañu waa kër Macky Sall yi di waa APR ni ci fukki commune ak juróom-ñeent yi am ci Ndakaaru fukki ak juróom yépp ñu ngi ci loxo Yewwi Askan Wi Macky Sall ko partem di APR gagné wuñu benn commune ci Ndakaaru journal L'Info nañu moo ne day terewul moom jiital coalition Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall mi ngi wéy di weddi defetu Benno Bokk Yaakaar journal Libération nañu fa waa Benno Bokk Yaakaar
defi jaloore moo di ca Linguère ndax maître Amadou Ka moo gañewaat département ba wax na li mu yéene ci dëkk ba ci mandat bu bees bi bokk na ci gën a jàppale hôpitalub dëkk ba mu di hôpital Magatte Lô ci matériel médical lu ci mel ne scanner taxawu lycée ba baay abri provisoire dafa amati taxawu ndawi dëkk ba ak jigéen yi dëkk ba ginnaaw bi it moom PCA bu Sirna di maître Amadou Ka libération nee nañu sàkku na ci responsable yi ñu jàppoo jàppante ngir jàppale Macky Sall jàpp leen journal record ba mu dëgër mi ngi ñuy xamal ne gaynde Sénégal yi waajal seenub quart de finale seen digg Guinée équatoriale jóge nañu ca Bafoussam ga ñu ne woon bi Coupe d'Afrique bi tàmbalee ba léegi ñoo nga ca Yaoundé waaye hôtel ba leen kaaf dugal ñu naan ko Diayigo Palace ab hôtel de passe la maanaam jigéen ñi góor ñi bëgg a def yëfi saay-saay ñoo fay faral di dem. Mohamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen tamit ci safoo gi ak kóolute bi benn waxtu jot na ba tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent dañuy delloo lenge yi Pape Cheikh di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen aljuma mubarak Pape Cheikh. Maam Fati. waaw xibaar yi buur na de. xam naa ngoon incha allah la ñu ñëwaat juma mubarak comme ni ko xale yi di waxee. aljuma mubarak bonne journée Pape Cheikh. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Dieng. jaajëf merci bonne journée kontaan nañu mu nekkoon jotaayu xibaar diggu bëccëg gi ak Maam Fati.